santé di seen émission wérgu yaram bi leen rajo Afia FM di digteel àllarba bu jot bu juróomi waxtu jotee ci ngoon jàpp juróom benn xoddiku ci bi nga lakkaleegul di lu wóor teel a jukk ci wàllum pàcc ci boo yëgee tawat di lu gën. émission bi di meilleure santé pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen ko doon may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp. asalaamaaleykum mbokk auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu ko ci nekk ci turam ak santam amaat mbégte nag bu baax a baax toog fii ngir jagleel leen seen émission meilleure santé nag comme ni ngeen ko xamee émission buy waxtaan ci wàllum wér-gu-yaram la ñu koy amal àllarba bu nekk bu 17h jotee jàpp 18h ci seen rajo Afia FM 93.0 comme ni ngeen ko xamee itam émission meilleure santé ñu ngi ci ànd ak pharmacie nationale d'approvisionnement tey nag ñuy waxtaanee épidémie bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci tout tànk yi mu di biir bu daw bi ànd ak wàccu gi loolee nag nañuy waxtaanee tey jii ci sunu émission ci loolee nag ñu ciy dalal docteur Ndeye Yama Guèye di pédiatre foofule ci hôpital Albert Royer ñuy waxtaanee épidémie bi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku bu baax a baax ci tout tànk yi di biir buy daw bi ànd ak wàccu bi lan moo waral boobule épidémie nakal nañu mën a def ba moytandiku ko loolee yëpp nag daañu ko faram fàccee bu nu joxee sunu invité mu nuyoo ko yéen ba noppi docteur Yama Guèye nuyu nañ la. maa ngi leen di fay bu baax a baax di leen remercier ci invitation bi di nuyu mbokk auditeurs yi ak mbokk auditrices yi ñuy déglu maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. di leen jaajëfal. ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci teewaay fii ci rajo Afia FM di leen fàttali nag ñu ngi dalal docteur Ndeye Yama Guèye di pédiatre foofule ca hôpital Albert Royer ñuy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum épidémie yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko bu baax a baax mu di biir bu daw bi ànd ak li nga xamante ni moo di wàccu ñu koy nemmeeku bu baax a baax jamono ji ci tout tànk yi docteur lan moo waral loolu. waaw c'est vrai que temps yi moom ñi ngi seetlu bu baax a baax ñi ngi koy nemmeeku ne biir bu daw ak wàccu bari na lu muy dal tout tànk yi ñi nga xamante ne amaguñu at ba am 5 ans ak lu ko ëpp sax bari na lu mu leen di dal. waaw fi ñi ngi ci am nag ay cas yu bari li koy waral nag moom bari na ndax biir bu daw ak wàcc moom daanaka ci xale moom lay feeñalee daanaka bépp feebar mais liñ ci gën a njort fi mu ne nii liñ ci gën a xalaat mooy que c'est une épidémie boo xamante ne c'est viral infection virale lañ ci gën a xalaat mais yeneen ni infection yi mën na nekk bactérienne comme mën na nekk parasitaire leneen mën na ko jur. bu ma déggoo say kàddu xamagoo leen exactement lan moo waral biir buy daw boobu ànd ak wàccu ci xale yi. waaw ci jamono ji dañ koy njortoo rek ne que c'est une infection virale mën na nekk rotavirus ci infection ci jamono ji ñu toll nii. mais biir buy daw ak wàcc moom comme lu ma wax sànq rek xale bu feebar le plus souvent noonu lay feeñee ci moom. wax nga ko sànq yéen a ngi dalal cas yu bari jamono ji traitement bi naka leen di defalee traitement bi administré tout tànk yooyu noonu. waaw traitement bi moom le plus souvent dañuy gëstu rek ba xam exactement déjà xale bu ñëwee hôpital am symptômes yooyu am biir bu daw am wàccu dañuy jël en charge symptômes yooyu signes yooyu dañ koy jël en charge mais terewul ne dañuy gëstu ba xam lan moo nekk ci suuf lan moo ko waral bu fekkente ne infection virale la gëstu nañ ba gis naka infection virale la infection virale moom traitement bi c'est symptomatique maanaam signes yi rek la ñuy daal di traité bu fekkente ne leneen moo lalu ci suuf infection bactérienne la wala muy infection parasitaire su boobaa it dañuy faj li nga xamante ne moo nekk ci suufu biir bu daw boobu ak wàccu boobu. biir buy daw nan wax ànd ak wàccu yan conséquences moo ci mën a am. waaw bari na conséquences yi mën a am moom ci xale biir bu daw ak wàccu le plus souvent bu yàggee ci xale bi mën na ko indi li ñuy wax déshydratation xale bi mën na dem ba yaram bi manqué ndox manqué it ay ferñeent te loolu mën na dem ba loofal xale bi ba indil ko ay jeexital ci yaram bi mën na dem ba faagaagal ko it donc conséquence bi gën a désastreuse bi gën a mag moom ci biir bu daw ak wàccu ci xale mooy que ne daf koy indil déshydratation te déshydratation boobu mën na bañ a yem foofu mën na jur leneen. am na solo bu baax a baax mbokku auditeurs yi di leen fàttali ne yéen a ngi seen émission meilleure santé nag ñuy waxtaanee wàllum wér-gu-yaram tey nag ñuy waxtaanee épidémie bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci tout tànk bi mu di biir yu daw yi ànd ak wàccu gi ñu ciy dalal docteur Yama Fall nekk foofule ca nekk pédiatre foofule ca hôpital Albert Royer bu Pikine
docteur yaa ngi koy wax sànq conséquences yi doon na loo xamante ni dafa doy waar lool buñ toppul biir buy daw boobulee ci tuut tànk yi ñu gis ne tamit biir buy daw bokk na ci mooy mën na ne sax ab problème santé publique la ci tuut tànk yi mooy ñaareelu cause mortalité bi ci tuut tànk yi mooy ñaareelu cause mortalité ci tuut tànk yi mu mel ni biir buy daw doon na loo xamante ni lu dangereux laay wax ci tuut tànk yi. waaw. biir bu daw comme ni ma ko waxee sànq feebar la boo xamante ne dafa dangereux bu baax a baax ci xale. waaw c'est vrai que c'est la deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans c'est la deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans donc feebar la boo xamante ne mën nañ jàpp ne que bëri na ba pare dangereux na te danger bi comme li ma ko waxee sànq danger bi mooy déshydratation bi nga xamante ne mën na ko jur ci xale bi. déshydratation bi mën na dem ba faagaagal ko donc loolu moom mooy principal danger bi nga xamante ne moom la wëcc beeg biir bu daw bi mën a créer ci xale bi mën a indi ci xale bi waaw. wax nga ko sànq wax nga ko léegi nii biir buy daw doon na loo xamante ni doy na waar lool ci tuut tànk yi mais mu mel ni docteur am na yenn ci waajur yoo xamante ni dañuy négliger bu baax a baax biir buy daw ci seen xale bu seen doom amee biir buy daw dañuy jàpp ne c'est passager. loo xamante ni du yàgg la feeñeel bee ko waral ak lu ni mel am na si ñoo xamante ni dañuy dem sax bay jël garabu olof ñu ni leen boo leen baxalee goyaaf bi jox xale bi biir bu daw bi dina arrêté mu mel ni am na parents yoo xamante ni dañ koy négliger bu baax a baax. waaw négligence boobu moom mooy li nga xamante ne moo si gën a doy waar ndax biir bu daw ak xale moom dafa daanaka dafa àndul. xale moom biir bu daw ak wàccu mooy li nga xamante ne moo ko gën a mën a gaaw a faagaagal parce que xale bu biiram di daw muy wàcc ci journée bi rek da ngay gis ne que xale bi day loof dootul mënati dara. day léthargique day bàyyeeku dootul mun dara. donc kooku kenn waru koo sàgganee biir bu daw ci xale vraiment kenn waru ko parents yi maa ngi leen di ñaax ci côté boobu bu baax a baax waruñu ko sàgganee waruñu jàpp ne que xale bi c'est normal day feeñal rek moo tax biir bi di daw wala ñuy dem ci traitement traditionnel yi. di jël naka su dul noonu di jox xale yi alors que loolu mën na leen indil yeneen loraange mën na leen indil tamit ay yeneen jeexital donc biir bu daw moom ak xale moom daanaka àndul xale bu biiram di daw da nga ko war a teel a jël en charge teel a def li ci war. bu fekkente ne gisoo ne que yow sa prise en charge adapté na. wala xale bi tanewul ci li nga koy defal. nga gaaw a yóbbu hôpital ñu teel a jug si moom balaa mu koy indil leneen. yemul foofu rek ndax yenn ci parents yi sax bu seen doom biir bi di daw seen premier réflexe. mooy lan dem pharmacie jëndal ko garab est-ce que loolu lu war la pour parent mu def ko. waaw normalement moom prescription dafa war a nekk médical c'est un médecin qui doit consulter le malade bu consulter malade bi xam li nga xamante ne loolu la xale bi am mu bindal ordonnance nga dem ci pharmacie bi nga jënd. léegi yow soo gisee ne que sa doom feebar na vraiment réflexe bi nga war a njëkk a am mooy nga yóbbu ci structure sanitaire bi la gën a jege ñu saytu ko déjà xool lan la xale bi amee bindal ko médicament yi nga xamante ne moo adapté nga soog a jënd ci pharmacie ba jox ko. am na solo mbokk auditeurs yi di leen fàttali ne yéen a ngi seen rajo Afia FM 93.0 yéen a ngi seen émission meilleure santé ñu koy amal àllarba bu nekk bu 17h jotee jàpp 18h ñuy waxtaanee wàllum wér-gu-yaram tey nag ñuy waxtaanee épidémie bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko bu baax a baax ci tout tànk yi mu di biir buy daw bi ànd ak wàccu gi ñu ciy dalal docteur Ndeye Yama Guèye di pédiatre foofulee ci hôpital Albert Royer bu Fann docteur boo ñu doon wax tey ñu dëkkee léegi tuuti rek ci mesure de prévention yi. waaw mesure de prévention yi moom bëri na liñ ci njëkk a wax peut-être xanaa mooy vaccination bi ñu gën a bàyyi xel ci vaccination yi parce que loolu mesure de prévention primaire la. vaccination yi xale bu tollee ci âge bi mu war a ñàkkoo nga yóbbu ko vraiment mu ñàkku loolu déjà mooy première prévention bi li ci topp xanaa peut-être mooy mesure hygiénique yi hygiéno-diététique yi maanaam ci set gi ak cell gi loolu tamit parents yi dañ ci war di gën a bàyyi xel di war di gën a def attention ci set bi ak sell bi maanaam ñu am accès à l'eau potable déjà di naan ndox mu sedd di ko jox xale yi surtout di jox xale yi ndox mu sell assainissement bi maanaam fi ñu dëkkee ñuy bàyyi xel ci fi ñu dëkkee environnement bi mu doon loo xamante ne du set lay doon lekk gi ngay jox xale balaa nga koy préparer wala balaa nga ko koy jox nga raxas say loxo ba mu set boo duggee ci wanag ba génn nga am habitude di raxasu ak ndox ak saabu ba say loxo set boo changé couche xale nga am habitude aussi di raxas say loxo ba
ba mu set googu daal ci mesure préventive yi gën a am solo ci la bokk. wax nga ko sànq ñëw nga ci cet gi waaye ñëw nga itam ci lu am solo muy wàllum vaccination ñu gis ne yenn parents yu bari dañuy commencer vacciner seen doom mais duñ ko yeggale yan conséquences la mën a jural xale bi tamit conséquences yi mën a jur bëri na parce que feebar yi aussi vaccination yi di ëmb bëri na donc boo commencé vaccination te àggale woo ko mën nga bañ a am couverture bu complète ci vaccination boobee te su boobaa feebar boobu bu fekkente ne jege na xale bi rek mën na ko faagaagal donc vaccination lu am solo la ci xale yi ci tout tànk yi il faut que parents yi di ci bàyyi xel bu baax a baax parce que même rotavirus bi ñuy wax ni nekk épidémie la sax vaccination bi tàmbale nañ ko bi ñu ko commencé ak léegi peut-être yàggul Sénégal mais vaccination bi ñu ngi koy def bokk na léegi ci programme bi donc il faut que parents yi dem habitude seen doom yi tollee ci âge bi ñu leen war a vacciner ñu yóbbu leen ñu leen di vacciner ba pare ñuy topp rendez-vous vaccination yi di ko topp régulièrement jusqu'à ce que ñu leen di wax vaccination yi fii la yem wala vaccination selon programme bi fii la yem yii vaccin ngeen war a jënd ngeen jënd ko ñu defal vaccination xale yi normalement am na solo bu baax a baax ndax parents yu bëri daanaka sax bu nu wasinee la ñuy wax carnet ba réer na boo leen ko laajee dañ naan la carnet bi réer na ñoom soucié wuñu ci importance bi nga xamante ni vaccination am na ko ci tout tànk yi effectivement duñ si bàyyi xel alors que c'est très important li ñuy wax ne que carnet vaccination wala carnet wu xale bi mooy première identité am donc carnet boobu c'est très important ñu koy conserver di yóbbu xale yi régulièrement ñu leen di vacciner di leen di yóbbu ñu leen di peser di leen di yóbbu ñuy saytu seen wér-gu-yaram normalement di ko marquer ci carnet yi di ko ci mentionner loolu yëpp c'est très important. am na solo bu baax a baax mbokk auditeurs yi di leen fàttali ne yéen tam ci émission bi rek ngeen bokk mën ngeen dugg participer ci 88 628 05 05 88 628 05 05 yéen a ngi teewlu seen émission meilleure santé ñu ci ànd ak pharmacie nationale d'approvisionnement tey nag ñuy waxtaanee épidémie bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci tout tànk bi moo di biir buy daw yi ànd ak li nga xamante ni moo di wàccu gi déglu ngeen sànq. docteur Ndeye Yama Guèye moom li mu wax nee na wàllum vaccination bi da cee am solo bu baax a baax waaye li nga xamante ni moo di hygiène bi ci tout tànk yi wàllum couche beeg ni leen di changer les couches yeeg yu ni mel yooyu itam dafa doon loo xamante ni am na solo bu baax a baax parents yi di ci veiller bu baax a baax mooy wàllum cet gi ci tout tànk yi waaye bàyyi sa doom couche boo xamante ni day durer daanaka boo ko couché 9h balaa nga ko dindi rek après midi bi jot. waaw loolu aussi parents il faut ñu ci bàyyi xel bu baax a baax ndax liir sax dañuy ne buy soog a juddu premier mois bi maanaam bu nekkee liir bu tooy xepp daanaka toutes les 3 heures de temps war nga mën a changer couche bi donc normalement war ngañ ko mën a changer ba 8 fois ci journée bi alors que nit ñi loolu yëpp duñ ci bàyyi xel normalement xale bu sawee wala mu cabinet rek da nga ko war a dindi parce que loolu sax daf koy gêner parce que da ngay imaginer rek ne que yow boo nekkee sa suuf bu tooyee wala bu nekkee amee leneen loo xamante ne bokk ci lu ci nekk rek da lay gêner da lay mettre mal à l'aise donc xale yi tamit c'est la même chose waroo bàyyi xale couche ko xëy couche ko bàyyi kook moom mu yendoo couche boobu ba guddi wala ba ngoon nga koy soog a dindi loolu rek déjà saleté boobu noonu rek microbe yooyu di dajaloo ci yaramam mën na ko indi tamit ay loraange donc c'est très important ñuy changer régulièrement seen couche yi seen bien-être da ci dépendre ak seen wér-gu-yaram tamit voilà am na solo bu baax a baax ñu wax ci wàllum alimentation tout tànk yi ñu gis ne tamit ñu bari dañuy sàggane boobule alimentation wala xamuñu alimentation bi nga xamante ni moom la ñu war a jox seen doom mu doon alimentation bu équilibré boo xamante ni dinañ ko mën a jox xale bi dina préserver li nga xamante ni mooy wér-gu-yaramam. waaw alimentation c'est vrai que une alimentation doit être saine équilibrée et diversifiée rawatina nag ci tout tànk ki nga xamante ne dafa toll ci màgg kooku alimentation bi dafa war a équilibré bi nga koy jox te alimentation bi équilibré mooy alimentation boo xamante ne dafay am ay ingrédients ay ferñeent yoo xamante ne ni ki céréales fruits ak légumes am lait et produits laitiers mooy meew yeeg yooyu amit ndawal ak ci protéines. am na ku nekk ci ligne bi ñu xool ko ba xam allo. waaw yaa ngi doon wax ci alimentation yi. waaw mooy ñeenti groupe yi nga xamante ne moom la alimentation bu équilibré war a ëmb muy céréales yi muy fruits et légumes yi muy lait et produits laitiers yi muy protéines yi maanaam viande yeeg yooyu donc alimentation war na mën a ëmb ñeenti ingrédients yooyu. Donc ci xale ñi ngi commencer diversification bi à partir de 6 mois à partir de 6 mois ñu commencer diversification bi di dugal lekk yi par ndànk-ndànk parce que waroo tëb rek xale bu am 6 mois rek nga koy jox n'importe quel lekk vu que moom bi mu juddoo ba ni mu amee 6 mois lait rek la amoon habitude di naan
donc booy commencer da ngay commencer. am na ku nekk ci ligne bi ñu daal di koy jël allo. allo oui soxna si allo. asalaamaaleykum maa ngi lay. maaleykum salaam ñoo ngi lay fay bu baax a baax soxna si da nga bëggoon participer ci émission bi. dama bëggoon participer ci émission bi. di rafetlu thème bi ngeen tànn noonu. jëm ci biir bi daw yi sax dafa bëri. temps yi sama benn sœur sax mi ngi am doomam c'est à peine 2 ans lay am mooy xale yi crèche la ko yóbbu. mais ci crèche boobu fa la ñu ko woowee ne ko xale bi day wàccu biiram day daw. mu ñëw indi ko sànq ma dégg docteur muy wax lu am solo ci di changer couche yeeg yooyu mais yu mel noonu foofu nga xam ne ay bërëb la yi nga xam ne seen yaay yi peut-être dañuy liggéey moo tax ñuy yóbbu seen doom yi ci crèche pour ñu changer seen couche yi des fois da ngay yóbbu sa doom mais buy ñëw ni muy mel du la neex parce que di nga jël matuwaay yëpp dugal ko ay couche am yëpp ci sac bi mais xaw ma tayel lay doon wala parce que bu ñëwee da ngay gis ne xale bi su dee changer nañ ko tam une fois lañ koy changer ci journée bi loolu tamit bëgg naa docteur moo aussi mu gën a insister beneen bi mooy fu mel ne Albert Royer nga xam nañ ne hôpital bu baax la ndax ñu bëri dañuy bëgg seen doom di ñëw foofu mais terewul xale yi ni ñu fay dajaloo loolu ma bëgg docteur mu tontu ma ndax kenn mën na ñëw ak loolu wàccu bi beneen xale ñëw pour leneen est-ce que duñ ko mën a contaminer ndax wala jël ngeen disposition yoo xam ne xale yu fay ñëw ku ci nekk ak da la fa indi du mën a wàll keneen ci ñuy rafetlu bu baax émission bi thème bi am na solo. ñu lay jaajëfal bu baax a baax yow itam. docteur yaakaar naa ni dégg nga question yi nga xamante ni auditeur boobu lay posé nañ ko dañ lay bàyyi rek nga tontu ci laataa ñoo yeggale. waaw xanaa ñu commencer ci deuxième question bi rek. par rapport ak ñiy indi xale yi nga xamante ne dañuy am feebar yoo xamante ne bokkul ci hôpital yi. c'est vrai que bërëb la boo xamante ne ñu bari dañ fay dajaloo. D'accord. mais au niveau de Albert Royer et dans les autres structures dañuy jël ay matuwaay yoo xamante ne ku ñëw rek dinañ mën a xam exactement yow. dina am système de triage. D'accord. maanaam triage bi mooy lan mooy déterminer que kii feebaram moo gën a garaaw kii feebaram mën naa xaar kii feebaram nangam ak nangam. léegi bu fekkente ne urgence la koo xamante ne mënul xaar day ñëw directement dañ koy admettre donc kooku mën na bañ a am benn temps d'attente ak benn délai boo xamante ne bu bëri la boo xam ne daf koy xaar ci foule bi donc su fekkente ne koo xamante ne mën na xaar la aussi day xaar mais wàcc yi ak biir bi daw yi maa ngi koy wax sànq ci njëlbeen. liñ ci seetlu bëri na épidémie la le plus souvent infection virale lay doon te infection virale c'est vrai que dafa gaaw a wàlle dafa gaaw a propagé wu dafa gaaw a wàlle mais infection la boo xamante ne mën nañ ne infection la bu anodine boo xamante ne c'est pas très très dangereuse l'essentiel mooy signes yi nga xamante ne moom lay manifesté woo ñu teel ko jël en charge ba nga xamante ne du indi conséquence du indi complication ci xale bi par rapport ak première question bi muy wax changement de couche yeeg yooyu c'est important c'est vrai que loolu moom il faut que ñu siy discuter ak ñi nga xamante ne ñooy yor wàllu crèche yi ak ñoom ñooy liggéey ci côté boobu il faut que parents yi di ci discuter régulièrement ak ñooñ parce que c'est important xale boo ko dénkee sa doom warul ki nga dénk sa doom warul tayal ci xale bi surtout que xale dafa laaj benn set bi dafa laaj toppatoo dafa laaj ñu koy bàyyi xel ci lu bari surtout que xale yooyu ay nourrisson la ñuy doon ñoo xamante ne ci raam la ñuy toll wala ci toog donc ñooñu dañoo laaj toppatoo boo xamante ne toppatoo bu mucc ayib lay doon kon boo yóbboo sa doom ci crèche vraiment am ci ñoom confiance am ci ñoom kóolute war nañu mën di bàyyi xel bu baax a baax ci xale yi boo dugalee nombre de couches bu fekkente ne amoo ko sax war nañ la imposer nombre de couches bi nga xamante ne moom nga war a indi d'autant plus que nga indi ko war nañ di vraiment di bàyyi xel ci loolu di changer régulièrement couche xale yi te après chaque changement de couche ñu raxas seeni loxo ba mu set d'un enfant à l'autre ñu raxas seeni loxo parce que c'est un virus qui se propage xale bi bu ko amee boo changer couche am te jëloo matuwaay yi ci war raxasuloo say loxo wala defoo ni nga xamante ne loolu nga war a cet bi nga xamante ne moom nga war a def nga laal beneen xale mën nga ko transmettre virus bi donc yooyu yëpp yu am importance la yoo xamante ne ñi yore xale yi dañ ci war di bàyyi xel te loolu tamit dañ leen di war di leen ci éduquer di leen ñu koy jàng aussi ñu leen koy xamal ñu koy maîtriser te di ko def. voilà am na solo bu baax a baax yaa ngi koy wax sànq docteur wàllum contamination bi dafa doon loo xamante ni dafa gaaw doon na loo xamante ni dafa gaaw a wàll xale ak moroomam donc ñi nga xamante ni ñoo di parents yi nekk ci kër gi di traîner xale bi ak biir buy daw bi ak wàccu bi est-ce que amul ay risque tam ñu wàll yeneen xale yi nekk foofu donc ban message ngeen di lancer ñi nga xamante ni ñoo di parents yi bu ñu gisee signes yooyu symptômes yooyu ci seen xale. waaw loolu moom mooy set gi rek loolu moom lépp day tënku ci set bi rek
parce que li ñu naan transmission bi c'est orofécal maanaam boo laalee couche bi wala nga laal li nga xamante ne moo am virus bi bu dalee ci sa loxo boo laalee sa gémmiñ wala nga laal beneen xale bu ko am kooku wala nga nuyu ko wala nga laal daraam kooku bu ko jàllalee ci gémmiñam wala mu jàllale ko ci yaramam rek virus bi da ngay daal di dugg donc loolu c'est lépp day tënku ci set gi rek boo laalee xale boo xamante ne daal dafa am ay cabinet wala da nga changer couche am balaa ngay laal keneen wala balaa ngay laal feneen sax buntu wala lu mu munti doon da nga war a raxas sa loxo ba mu set pour mën a arrêter propagation wu virus boobu nga mën a jàll ci leneen. lépp daal day résumé wu day tënku ci set bi rek. ci lavage mais est-ce que mën nañ wax est-ce que mën nañ wax épidémie est-ce que épidémie na jamono di waaw bu fekkente ne cas yi dafa bëri dañ koy déclarer comme étant épidémie. mais mënuñu instant bi mënuñu wax ne que épidémie bi c'est dû. docteur am na ku nekk ci ligne bi xaaral ñuy jël ko allo. allo oui. oui soxna si naa def ça va bien. alhamdulilah ma bëggoon participer ci émission bi. Atia ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu. waaw gan gi laa bëggoon nga paas ma ko. Atia docteur Wuyul mi ngi noonu mi ngi lay dégg. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. naka yitte yi. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. bien waaw docteur man benn question rek laa amoon pour laaj leen ko. parce que d'habitude nag yi nga xam ne ñooy poste de santé ak hôpital yi nag c'est que problème mu accueil bi tamit da ciy poser problème trop. problème mu. accueil bi. waaw. parce que ñun amoon nañ fi cas fële Albert Royer. sama doomu frère lañ fa yóbbu woon mais dafa feebaroon ñu bindaloon ñu benn kayit boo xam ne urgence lañ ci bindoon. mais keroog ba ñu demee problème bu jafe-jafe yu métti lañ fa amoon parce que dem nañu matin bi lañ fa def mais ñu ngi mujjee recevoir 14 heures. parce que loolu daal vraiment léeg-léeg lu ñuy jànkonteel la lu bari te boobu xale bi ñu ngi bindal kayit bi urgence lañ ci bindaloon mais pour ñu accès foofu sax problème la te fekk nañ fa ay xale yoo xam ne ñu ngi leen tëral ci suuf parce que dañ ne woon foofu lal sax amu fa seen yaay ñoo leen mujj a téye ñu defal leen ay perfusion. waaw loolu accueil boobu moom mooy li ma doon expliquer sànq rek système de triage la. malade su ñëwee am na ñoo xamante ne ñoom la ñu bàyyi foofu ay infirmiers yu xarañ ci loolu ñoo xamante ne ñoom ñooy trier malade yi selon degré d'urgence bi nga xamante ne moom la malade bi am. waaw parce que ñun dañu obligé sax même médecin bi ñu bindal urgence bi dafa obligé après daal di ñëw fekk fa famba ne ko ñii man maa leen bindal lii pour ñu jël leen parce que cas la woon parce que ñañ fa fekkoon tamit ay cas lañ mais jëluñu woon kenn. après ñu ne dañu nekkoon ci kaw di réunion parce que léeg-léeg loolu tamit dañ koy jànkonteel parce que da ngay dem ñu ne la médecin yi dañuy réunion te pourtant boobu nit ñi nag ñu ngi yor seen métit yoo xam ne parce que xale bu yor métit day métti da koy yëg yaayam di ko yëg mais vraiment keroog sonnoon nañu trop ci cas yooyu parce que léeg-léeg buñ ci mënee di ci bàyyi xel tamit dina am solo loolu au moins xale yi ñuy yóbbu foofu di leen faj. waaw loolu dëgg la ñu ngi leen si masawu bu baax a baax si loolu. c'est vrai que yenn saa yi aussi matin bi xam naa peut-être matin bi lay war a nekk rek dañ waroon nekk staff mais ak lu mu ci mënti demee rek urgence moom dina am tout le temps quelqu'un qui est là-bas pour recevoir les malades et pour les prendre en charge à chaque fois même bu fekkente ne ñëpp duñ fa nekk it dinañ fa bàyyi kenn koo xamante ne dina fa nekk di saytu ñi nga xamante ne ñoom ñooy urgence yi. ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom auditeur bi woote woon sànq yaakaar naa ni li mu laajte am na solo bu baax a baax te docteur tontu na ko moom itamit waaye ñu wax ba tey ci wàllum traitement bi ñu gis ne boo xale bu biiram di daw yenn saa yi bu ñu ko yóbboo ci poste de santé yi wala centre de santé yi dañ koy faral di jox zinc ak stéro est-ce que loolu mooy traitement bi. waaw biir bu daw ak wàccu comme li ma wax sànq rek traitement bi comme traitement symptomatique la dañ lay jox stéro jox la zinc parce que sa biir buy daw ngay wàccu da ngay ñàkk ndox sa yaram li ci génn ci ndox dafay bari da ngay ñàkk ndox da ngay ñàkkaale ay ferñeent tamit looloo tax premier traitement bi loolu lañ lay jox d'abord stéro ak zinc léegi nag après bu fekkente ne tanewul ci la ñuy gëstu xool lan moo nekk ci suufu biir bu daw boobu ak wàccu boobu pour mën ko def un traitement approprié. am na solo bu baax a baax mbokk auditeurs yi di leen fàttali ne yéen a ngi seen rajo Afia FM 93.0 ci seen émission meilleure santé ñu ci ànd ak pharmacie nationale d'approvisionnement tey nag ñuy waxtaanee épidémie bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci réew mi jamono ji ci tout tànk yi mu di biir buy daw bi ànd ak li nga xamante ni moo di wàccu bi ñu ci dalal docteur Ndeye Yama Guèye nekk foofulee ci hôpital Albert Royer Fann moom nag pédiatre la ñu waxtaanee ci loolee di épidémie bi ñu nemmeeku docteur yaa ngi doon wax sànq ci wàllum alimentation bi mën nañu yeggale foofu alimentation yi nga xamante ni day doon alimentation bu équilibré ci xale bi nga xam ne du ko indil benn gàllankoor. waaw alimentation bu équilibré
varié mooy comme li ma wax sànq rek il faut que mu am ay ingrédients ay ferñeent yu bëri il faut que mu am lu mel ni ki céréales am fruits ak légumes surtout am lait et produits laitiers yi am ay protéines yooyu mooy ñeenti ingrédients yi nga xamante ne mooy tënku mooy regroupé wu ci alimentation bu équilibré waaw léegi nag tout dépend de tranche d'âge bi nga xamante ne moom la xale bi am voilà pour lekk bi. am na solo bu baax a baax waaye ñu wax ba tey ñu dugg tuuti ci gratuité couverture maladie universelle ak liñ ne xale yi de 0 à 5 ans du ñuy faral di fay ticket mu mel ni beneen constat la ñu gis ci hôpital yu bari xale yi dañuy fay ticket. waaw 0 ci à 5 ans hôpital yu bari lan moo ko waral. non 0 à 5 ans gratuité des soins bi. Dans les hôpitaux si un enfant bu fekkee xale dafa ñëw nekk urgence. ñu def triage bi infirmier bi gis na que kii urgence la mën na bañ a fay ticket bi bu fekkee am na moins de 5 ans mais gratuité de 0 à 5 ans bi concerné wul hôpitaux yi c'est dans les postes de santé et dans les centres de santé mais dans les hôpitaux il y a que les urgences qui sont concernées bu fekkente ne urgence la l'enfant ne doit pas payer le ticket s'il a moins de 5 ans mais su fekkente ne du urgence dans les hôpitaux day fay ticket donc gratuité de moins de 0 à 5 ans bi loolu poste de santé yi la concerné vraiment ak centre de santé yi mais pas les hôpitaux. d'accord nit yi nag duñ ko xamee noonu dañuy ñëw hôpital ne ki ma yor amagul 5 ans voilà waruma fay ticket gratuité alors que concerné wul hôpitaux yi. ok kon malentendu la communication bi moo jaarul. voilà ok am na solo bu baax a baax mais docteur est-ce que da ngeen di faral di jànkonteel ay difficultés ak maladie ñëpp xam nañ ne pédiatrie nañ wax. tout tànk yi bari na yenn parents yi dañ fay yegg si jaxasoo est-ce que yan difficulté ngeen di faral di rencontrer. waaw loolu moom du ñàkk ndax xam nga nit ku nekk rek nit nga te yow sa doom bu feebaree rek le plus souvent boo àndul ak sa sago rek da ngay perdre sa sang-froid donc parce que doom dafa sax ci xol donc le plus souvent parents yi mën nañ ñëw énervé wala ñu ñëw jàpp ne li ñu yor urgence la boo xamante ne mënul xaar alors que loolu c'est ki fa nekk di nga xamante ne moom mooy def triage bi moom mooy déterminer wax naa la ko sànq ñi nga xamante ne ñooy urgence yi nga xam ne mënuñu xaar les rouges ak urgence yi nga xamante ne jaune lañ mën nañ xaarandi ak ñi nga xamante ne mën nañ xaar consultation les verts ñu xaar carrément donc ñi fa nekk ñoom ñooy déterminer loolu mais parent day ñëw mu leer que ne kii consultation simple la wala urgence am nekkul urgence vitale mu ñëw parce que doomam la wala parce que peut-être xamu ci dara mu ñëw jaxasoo ne dañ ko war a jël en premier wala dañ ko war a xool coûte que coûte alors que du noonu foo dem rek dafa am organisation te buñ deful noonu rek du sotti. voilà parce que xale yi ñëw consultation ku nekk xam na ne Albert waaye ñu fay ñëw consultation dafay bëri. donc buñ ko organiser wul rek buñ si génn. donc bu xale yi buñ ñëwee en masse dañuy xool ñi nga xamante ne ñooy urgence yi mënul xaar les urgences vitales ñoom la ñuy dugal en premier après ñi nga xamante ne jaune lañ mën nañ xaarandi ñu xaar ñi nga xamante ne consultation simple lañ aussi dinañ leen jël mais ku nekk rek ak délai ba nga fay xaar du bokk ak sa morom. parents yi des fois mën nañ ko bañ a comprendre noonu mais loolu yëpp waxtaan la rek ak naxtaan ak ñoom ba kenn ku nekk rek jëlee fa li nga xamante ne moo la neex. am na solo bu baax a baax docteur bu weesoo li nga xamante ni moo di biir buy daw bi yan façon yan xeetu feebar la ñuy gën di nemmeeku ci tout tànk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk pédiatrie. waaw feebar yi ñu nemmeeku ci tout tànk yi moom bëri na. wax nga ko sànq ne biir bu daw mooy deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. première cause de mortalité bi infection respiratoire yi la. donc yooyu tamit bëri na lu ñu koy jànkoonteel surtout jamonoy seddaay bi. crise d'asthme yi dañuy ñëw bronchiolite yi dañuy ñëw bronchite yi dañuy ñëw ak yeneen infection pulmonaire yeeg yooyu yëpp dañuy ñëw bëri na daal feebar yi ñuy jànkoonteel ci tout tànk yi chez les enfants surtout de moins de 5 ans. wax nga ko bu nu c'est lié kon infection respiratoire yooyu léegi ngay wax c'est lié au changement de climat. ñu gis ne tey mu sedd bu subaa mu tàng. mu mel ni ñoom tam ñu ngi ci jafe-jafe xale yooyu nga xamante ni ñu ngi souffrir infection yooyu. voilà infection respiratoire yi bëri na ci lu muy dalee ci jamonoy seddaay bi. le plus souvent ay crise d'asthme la ñuy doon mën na bañ a am infection nag. mais jafe-jafe respiratoire lay doon moom lañ ko mën a woowee jafe-jafe ci noyyi bi. donc yooyu le plus souvent période seddaay bi lay doon crise d'asthme yeeg bronchiolite yi seddaay bi la ñuy gën a faral di ko gis. lan war a def pour prévenir loolu. prévention bi bu dee asthme moom traitement la rek. bu dee xale boo xamante ne dafa amee asthme confirmé
dafa war a am suivi dafa faj bi dafa war a am topp muy am ay rendez-vous régulier ci médecin wam bi nga xamante ne moo koy suivre ba pare muy jël traitement am convenablement di jël traitement de fond bi di ñu ko expliquer di ko jëlee noonu pour bañ asthme bi di ko daaneel lu bëri. feebar bu nekk daal bu fekkente ne feebar bi diagnostiqué nañ ko ci xale bi parent bi mooy def li nga xamante ne prévention bi daal ci parent bi lay doon parce que moom mooy di topp rendez-vous xale yi surtout di topp rendez-vous yi xale yi di leen jox tamit normalement seeni médicaments di leen jox normalement seeni garab pour bañ mu leen di daaneel régulièrement. am na solo bu baax a baax mbokk auditeurs yi di leen fàttali ne yéen a ngi seen rajo Afia FM ci seen émission meilleure santé ñu ci ànd ak pharmacie nationale d'approvisionnement tey nag ñuy waxtaanee mbir yu daw yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci tout tànk yi ànd ak wàccu mu bari lool nag jamono ji ñu ciy dalal nag docteur Ndeye Yama Guèye di pédiatre foofule ci Albert Royer Fann ñu koy waxtaanee rek ngir askan wi gën cee bàyyi xel bu baax a baax docteur yaa ngi koy wax sànq ci wàllu mesure de prévention yi ñeel biir bu daw yooyu la ci tout tànk yi yaa ngi koy wax sànq wàllum assainissement mu doon loo xamante ni dafa am solo bu baax a baax ndax parents yu bëri daanaka tuur ndox mi ci mbedd mi yenn saa yi ñu raxas seen i ndab tuur si buntu kër gi yenn saa yi ñu jël seen butitu jën tuur si buntu kër gi yenn saa yi seen douche yi mu am ay fosse septique ci mbedd yeeg yooyu noonu lan ngay wax lu jëm ci loolu. côté sensibilisation moom vraiment ay mbir la yoo xamante ne dañ si war di bàyyi xel bu baax a baax parce que kenn ku nekk xam na ne dëkkuwaay moom dafa war a set te set gi dafay dépendre aussi ci parents yi ci waajur yi ñu si bàyyi xel kon bu baax a baax di bàyyi xel si yooyu parce que yooyu yëpp je pense que ne ay mbir la yoo xamante ne nit ku nekk war nga si di bàyyi xel te di ko moytu parce que magum jëm boo gisee boo amee possibilité dugg ci toilette nga tuur fa ndox nga dem tuur ndox ci toilette boobu moo gën nga koy def ci mbedd bi aussi boo fosse septique yi ñuy bàyyi tamit muy couler ci mbedd yi bu fekkente ne dañ si war a jël ay mesures jël si ay matuwaay pour éviter loolu parce que loolu lépp dafa am ay conséquences yu muy jur après ndax boo bàyyee sa fosse septique muy tuuru di walangaan ci mbedd yi xale yi ku nekk xam na ne xale yi ci mbedd yi dañuy fo di dem ci mbedd yi di fo di daanu ci ndox yooyu di taq ci ndox yooyu di ci laal yooyu yëpp mën na indi ay feebar ci tout tànk yi donc assainissement yooyu je pense que rôle parents yi la rôle adulte yi la ñu ci bàyyi xel bu baax a baax parce que conséquences yi ci xale yi lay màbb te ñoom xamuñu ci dara te duñ ci dara it te ci ñoom lay màbb donc mieux vaut ñu ci bàyyi xel bu baax a baax adulte yi ak biir yu daw yi ñu nemmeeku ci tout tànk yi bu amoon conseil bi nga xamante ni yaa ngi koy jox parents yi lan lay doon waaw conseil bi moom day daal di tënku rek ci set bi waaw biir bu daw moom il faut que parents yi déjà ñuy mesures hygiène et diététique yi ñu koy respecter comme li ma wax sànq pour éviter transmission yi déjà ñuy set bu ñu génnee ci wanag ba pare raxasu bu ñu changer couche xale ba pare raxasu balaa ñuy laal lekk raxasu balaa ñuy jox xale bi mu lekk wala ñuy préparer lekkam que ça soit biberon wala lekk bu munti doon ñu raxas seeni loxo raxas jumtuwaay yi ñu koy defaree ba mu set bi daal moom mu jiitu léegi nag bu fekkente ne xale bi biir bi mi ngi daw aussi ñu koy faral di may ndox mu bari muy naan xale bi di faral di naan plus que d'habitude di naan ndox mu bari pour compenser perte yooyu nga xamante ne moom lay perte bu fekkente ne xale bi dem na ba loof commencé di loof mënatul naan ndox wala boo ko naanee joxee ndox mu xaw a mel ni yaram bi loof mënatul dara nga yóbbu hôpital ñu teel koo jël en charge balaa muy ëpp loxo wala balaa muy indi ay jeexital ci yaram bi. laataa ñoo tëj rek traitement bi ñu ngi koy wax sànq traitement bi day durer wala ñaata jour lay def ñaata mois lay def pour biir buy daw boobu ci tout tànk yi. waaw loolu day dépendre rek tamit ci cause bi comme li ma wax sànq. bu fekkente ne l'infection bi c'est d'origine virale traitement bi déjà traitement bi c'est un traitement symptomatique signes yi rek ngay traité li nga xamante ne mooy feeñ loolu rek ngay traité loolu tamit ça dépend day dépendre ci xale yi. am na xale yoo xamante ne boo leen traité au bout de 48 heures ñaari fan ñetti fan mën na tane mën na wér am na xale yoo xamante ne seen traitement mën na durer jusqu'à une semaine mais loolu moom day dépendre rek ci xale ci xale bi ak ci type d'infection bi bu fekkente ne infection virale la traitement bi day symptomatique bu dee infection bactérienne la aussi day nécessiter yeneen i traitement bu dee infection parasitaire la aussi day nécessiter yeneen i traitement voilà. mbokk auditeurs yi di leen fàttali ne yéen a ngi seen rajo Afia FM ci seen émission meilleure santé ñu ci ànd ak pharmacie nationale d'approvisionnement comme ni nga ko xamee moom nañuy ànd ak suñu chaque mercredi bu 17h jotee jàpp 18h lan nga xalaat ci PNA. waaw PNA moom mooy pharmacie nationale d'approvisionnement comme ni nga ko waxee léegi nii rek
mooy pharmacie bi nga xamante ne mooy maison mère bi mooy distribuer médicaments yi et tout donc mbir la boo xamante ne bu am solo la bu ñuy saluer voilà lu am solo la. am na solo bu baax a baax docteur pédiatrie mu mel ni tout tànk yi dañ ko soxla bu baax a baax mais fii ci réewum Sénégal est-ce que am na nombre de pédiatres yi nga xamante ni moo war ci tout tànk yi ngir faj mi gën a mucc ayib. Bon nombre bi moom je saurais vous dire que nombre bi lii mooy nombre de pédiatres yi fi nekk exactement mais xam naa ne daal on est loin sori nañ trop ci nombre bi nga xamante ne moom lañ soxla pour que pédiatre xale yëpp pour que tous les enfants soient vus par des pédiatres loolu moom xam naa ne sori nañ si parce que soo xoolee am na ci yenn région yoo xamante ne fi mu ne nii sax amaguñu pédiatre donc yooyu yëpp daal voilà yooyu yëpp ay kon ban message ngay lancer kon. Bon message bi may lancer rek xanaa peut-être mooy par rapport ak formation bi bu ñu nit yi daal ñeme médecins yi nga xamante ne peut-être génn nañ pare nañ seen formation médicale ñëw def ci pédiatrie ak yeneen spécialisation pour qu'on ait suffisamment de spécialistes bu ñu paree aussi ñu ñemee génn peut-être dem ci àll bi ñu mettre leen aussi dans les conditions qu'il faut pour que ñu mën a dem ci àll bi ñu mën a def dispatching bi mën a équitable mën a équilibré pour que fépp foo dem ci Sénégal n'importe quelle région bu mu mën a éloigné mu am ay spécialistes yu fa nekk donc pédiatrie ak yeneen spécialistes peut-être loolu mooy dénkaane bi. mais docteur xam nga bu nee pédiatrie ñu bari mënuñu yore xale du ma ne sax mënuñu yore xale mais ñu bari xale yi coow bi bruit bi yuuxu bi ñu bari da leen di faral di déranger du ñëpp ñoo mën xale. waaw moo tax il faut que d'abord da nga koy bëgg d'abord métier la boo xamante ne boo ko bëggul moom doo si mën a évoluer. il faut que d'abord mu doon loo xamante ne da nga ko bëgg. mën naxanteeg xale. surtout voilà mën naxanteeg xale surtout. loolu moom ça vient peut-être avec la formation et tout. booy faral di nekk ak xale tout le temps moom je pense que di nga dem ba di nga si adapté wu. mais il faut que d'abord que nga bëgg ko d'abord. métier moom bu munti doon formation bu munti doon boo ko bëggul rek doo am volonté wu def ko parce que jàng bi gudd na jàng bi yàgg na jàng bi métti boo xamante ne boo amul suffisamment de force suffisamment de volonté. ak suffisamment d'amour ci métier bi. doo si évoluer doo si avancer. et surtout xale yi dañoo ànd ak caprice. xale yi day ànd ak caprice da nga leen di ndax. yooyu yëpp da nga koy jël en compte moom yooyu yëpp da nga koy jël en considération di faw ak ñoom di voilà ba am li nga bëgg rek kenn ku nekk xam na ne xale moom bu ñëwee di faju xamul mënul ba pare des fois dañuy ragal fa la ñuy nekk di jooy fa la ñuy nekk di yuuxu ba yow li nga bëgg a examiner exactement sax des fois mën nga ko bañ a mën a am parce que ni ñuy perturber ak ni ñuy jooyee ak yooyu mais da ngay naxante di négocier rek ba am li nga bëgg. waaw naxante la négocier la xol borom xol bu xat mënu ko parce que déjà yow boo yóbboo xale rek muy dem PC wu wala nga yóbbu xale rek muy dem vacciné wu balaa ñu ko teg ci balance bi day yuuxu foofu yëpp danaan du toog wala du taxaw. donc liggéey la boo xamante ni dafa laaj patience bu baax a baax. exactement c'est ça dafa laaj patience dafa laaj volonté bu bari aussi ak amour bu bari ci métier boobu pour que nga mën ci évoluer. d'accord. kon nag mbokk auditeurs yi loolu lañ leen indiloon tey ci seen émission meilleure santé ñu ci doon ànd ak pharmacie nationale d'approvisionnement tey nag ñu doon dalal docteur Ndeye Yama Gueye di pédiatre foofule ci hôpital Albert Royer bu Fann ñu ko doon dalal tey fii ci rajo Afia FM ñu doon waxtaanee épidémie bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko bu baax a baax mu di biir buy daw bi ànd nga wàccu ci tout tànk yi yaakaar naa ne indi na ci ay leeral bu baax a baax ak mesure de prévention yi nga xamante ni war ngeen ko jël yéen i parents yi mu di respecté li nga xamante ni moo di vaccination yi hygiène bu baax a baax maanaam cet di changer xale yi seen couche moytu lépp luy salté loolu ak lépp lu jëm ci wàllum assainissement di seetal dëkkuwaay yi bu baax a baax ngir xale yooyu mën a am wér-gu-yaram bu baax a baax mbokk auditeurs yi laataa ñoo tëj rek nañ koy jox kaddu gi moom docteur Yama mu daal di tàggatoog mbokk auditeurs yi docteur Yama kaddu gaa ngi noonu. voilà maa ngi leen di jaajëfal bu baax di leen remercier encore une fois ci invitation bi ak waxtaan bi gis nañ ne am na solo bu baax a baax voilà ñi ngi remercier aussi suñu mbokk auditeurs yi ak mbokk auditrices yi ñu dugg ak ñu duggul yépp di leen jaajëfal di leen dénkaat suñu xale yi rek ndax xale yi moom vraiment suñuy xale lañ di leen ci ñaax bu baax a baax ñu dolli ñu leen sàmmal bu baax dolli ñu leen seetal di leen seetlu
xale vraiment boo ko gisee rek gis loo xamante ne du habitude ci moom war nga ko mën a gën a jege xool exactement lan la bu fekkente ne lu jar yóbbu hôpital la nga yóbbu hôpital bu fekkente ne lu jar def leneen la aussi nga teel see jug balaa muy ëpp loxo. voilà ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen remercier encore une fois ci invitation bi. am na solo bu baax a baax yéen parents yi ngeen war a ngeen bañ a rek di négliger mbir yu daw yooyee ngeen nemmeeku ci tout tànk yi ndax biir bu daw dafa doon loo xamante ni dafa garaaw bu baax a baax ndax bokk na ci mooy ñaareelu cause bi nga xamante ni moo waral tout tànk yu bëri di ñàkk seen bakkan fii ci réewum Sénégal donc war ngeen cee bàyyi xel bu baax a baax. cet gi itam wàllum vaccination gi di seetlu xale yi bu baax a baax bu seen biir dawee ngeen bañ a rek daw dem pharmacie wuti garab yóbbu leen ci saa si tembe pédiatrie wala poste de santé wala centre de santé ñu daal di leen di xool di leen jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi di leen jox dig daje àllarba beneen àllarba ngeen ci ànd ak seen émission meilleure santé ñu ciy ànd ak pharmacie nationale d'approvisionnement ñuy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram fii ci rajo Afia FM 93.0 wér-gu-yaram doon lu ñu soxal lool ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi. meilleure santé di seen émission wér-gu-yaram bi leen rajo Afia FM di digteel àllarba bu jot bu juróomi waxtu jotee ci ngoon jàpp juróom benn xoddiku ci bi nga lakkaleegul di lu wóor teel a jukk ci wàllum pàcc ci boo yëgee tawat di lu gën. émission bii di meilleure santé pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen ko doon may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp